gaaw ñetti fan ci safar am ci nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaar yi marax gi li ci gën a fës ay ndaw yi yeewoo ci fan point E amitié daal di samp kuréelu jubluwaay gi moo di daal di joyanti aw doxin wu gën a ñoŋ seen dëkkuwaay bi nga xamante ni bi nekk fi nga ko bëgg daal moo di soññu bëree bu liggéeyukaay yi nga xam ne samp nañu fii ngir ñoom it ñuy dugal seen loxo ci nekkinu askan wi loolu la ñu taxawee Pala Samb di maire bu commune bi daan na leen ci jàppale lañ ciy teewlu Khadija Diouf mi teewoon ci seen wërngal googee ñu doon amal ci point E dinañ daal di wutali beneen diwaan ñoo xamante ne bii ñi ñuy dund ci jafe-jafe bëri na Jamat mu ngi nekk sa diwaanu Ziguinchor ñu ne amuñu ndox amuñu courant yoon wu baax ak li nga xamante ne bii moo jëm ci bërëbu fajukaay goo xam ne dina mën a saafara askan wi Assane Ba moo ñu teewal ci diwaanu Ziguinchor dinañ ko daal di fekk ci biir xibaar yi dinañ wax ci di forum bi nga xam ne moom la ñu jagle wàllum panafricain ci wàllum li nga xamante ne bii moo di migration ak Abdourahmane li mi nga xam ne teewoon na ci ndaje loolee li nga xam ne moo fa tukkee ni jeexital yi nga xamante ne bii wàllum fetteelu gi ñu duppee terrorisme am na ko ci dindu Afrique juróom-benneelu li nga xamante ne bii moo di borom wala bon fi nga xam ne moom la ñuy wëteeli ci article de la semaine ak Ladji Malick Cissé ñu daal di waxtaanee foqate nguur gi nga xam ne am na ca Guinée ki nga xam ne moo di colonel lieutenant asi ki nga xamante ne bii moo di Mamadou Doumbouya mi daal di foqate nguur ga ki nga xam ne moo di Alpha Condé jeexal ak nguuram loole yëgalekaay bi nga xam ne moo di ko jëng daal ci del ci waat mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës si bi la jotaay ñees xiis ñu def si faram fàcc. Fan point E amitié di gox bi nga xam ne sax fi la kaddu yi di bàyyeekoo ngeen koy teewlu mbokk yi si wàllum xibaar ak kuréel samp na fi ay ndaw ko ëmb li nga xamante ne bii moo di jubluwaay moo di joyanti ñu ne nekkin woo xam ne war naa gën a ñoŋ ñi ngi si ñi nga xamante ne bi ñoo di askan wi ñu daal di nag soññ ñi nga xamante ne bi ñoo fii samp ay bërëbu liggéeyukaay ñu njort ne lu ñu war a dugalee seen loxo dafa daal di des si ñi nga xamante ne bi moo di commune bi ak nekkinu askan wi waral soññe yu tukkee si Pala Samb mi nga xam ne moo di ba si ndaje li nga xam ne def nañu ko programme mupp juróomi at la ñu daal di sampo ngir naa loo xam ne dina gën a mucc ayib soxna Khadijatou Diouf. association bi ñu tuddee Mon Quartier Autrement moo ngi duut baaraamu tuuma ñii di entreprise yi nekk ci diwaanu Point E maire bu Point E ñu ngi woo entreprise yi ngir ñu dugal seen loxo ci li soxali seen gox bi. waa ko quartier bi dinañu ànd ak maire bi jéem a xool naka la ñuy trouver solution parce que solution bi moo di société yi nekk biir Point E entreprise yi nekk biir Point E ànd fi coow problème bi yooyu waaye dañuy am sax problème mu gaare seen oto seen buntu kër problème mu ndox daf fi am lu nekk daf fi am donc ñooñu nga xam ne tey ñoom ñoo participer si situation boobu am mais ñun war nañu dugal seen loxo si biir quartier Point E parce que mënuñu am seen entreprise di gañ ay millions voire des milliards ba pare duñ ko delloo askanu Point E. maire Point E rafetlu taxawaayu association bi di xam ne ni dina leen jàppale ci lépp lu ñu def. donc aujourd'hui su fekkente ne ñoom jóg nañ doomu Point E jóg takku def du bénévolat joxe seen bopp joxe seen doole joxe seen ñàkk pour ñëw en tout cas gérer environnement wu Point E mënuma man en tant que maire jiitu ci encourager leen mais ànd ak ñoom def ko ba mu jeex. ngir soppi xaar kanamu Point E association Mon Quartier Autrement taxawal ab plan boo xam ni ci diiru juróomi at lañ koy amal. dañu def benn plan d'action nag parce que problème yi bëri na am nañu problème mu inondation yi comme ni ko Pala waxee am nañu problème mu élagage yi plante yi ñu ngi sax fu nekk am nañu problème mu moustique yi bëri nañ ci Point bi am nañu problème yu bëri. yëpp dañ ko def ci benn plan stratégique boo xam ne fii ak 3 à 5 ans dañ ko mettre à la disposition de maire bi par rapport à ses domaines de compétence moom lan la ci mën a def. association bi yëngu ci wàllum social mu ngi woo kilifa yëpp ngir ñu dugal seen loxo ci lépp lu ñuy amal.
Khadija Diouf mi ngi àndoon nag Augustin Mandang ci biir point ñu wutali beneen gox ci diwaanu Ziguinchor Adiamat mu ngi nekk ci biir Moulompous Buluf bi askan wa fa nekk dañu daal di mujj amal ab lël ñeent fukki at ginnaaw bi nga xamante ni bii toog nañu dëkkin woo xamante ni bii dëppoowul ak ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee ñàkkum ndox ñàkkum courant waaye tamit bërëbu fajukaay boo xam ne ñoŋ na waral nag ñu yëkkati seen kàddu ba njiitu réew mi sax dégg leen ba mën a saafara seen jafe-jafe yooyee ñu wutali Ziguinchor fekk Fassane Ba. malgré position géographique bu baax bi mu am village bu Adiamat nekkee ci kaw boucle du Buluf bi diggante Tenduk ak Kisil mu ngi dund ay jafe-jafe yu metti gox bi daanaka dara amu fa. mais lu ñu manqué instant bi amuñu ndox te ndox courant buñ ko amul mën na créer yeneen problème électricité du tey chaque année dañuy wax non indi nañu poteau yi installé nañu suba day tàkk ba tey kenn gisul courant. poste de santé également am nañu problème boobu ici le centre de santé foofu mu nekk Kisil à peu près 8 à 9 kilomètres d'ici. jafe-jafe yi nag ñu ngi ko xam ne ci bés bu njëkk bi nga xamante ne ñu doon amal seen congrès village bi nga xamante ne mu ngi boole rek ñetti quartier yu Adiamat li leen tax a jóg rek mooy boole doomu village bi yëpp ngir ñu mën a xalaat ci nan la dëkk bi mën a sukkaliku bi waxtaan yi jeexe nag am na benn appel bu ñu jagleen njiitu réew mi. le président Macky Sall jigóoj Adiamat bi nga xamante ne man la ñu jox kaddu bi ma jàkkaarloo ak caméra yi. village bi nee na nga fexe nga jàppale ko ci courant. électricité poteau yaa ngi nii électricité ñëw na ñu ne transport bi ñëw na lan moo des volonté politique rek. mu nekkoon pare édition bi li président conseil départemental bu Bignona xamle na ne rek li askan bi di laaj lu war la te xamle na ni léegi mu saafaru. village dafa soxla lu ñu naan électricité parce que Macky Sall moo communalisation universelle baax na da koy accompagner c'est sur de base mooy ndox il faut que ndox ñëw mu am électricité. mais aussi ñu mun ko accompagner santé bi éducation bi. tey ñu ngi installé poteau lampe yi ak fil yi je crois que si fan yu néew si ay semaines yu néew xam naa ne bu Senelec jaaree pour def dernier réglage yi lampe yi dëkk bi dina takk te ndox mi na am te loolu dina concourir pour développement bi. ginnaaw désenclavement zone bi ak tabax bi nga xamante ne tabax nañ ko boucle du Buluf te mu nekk benn bijou bu mag village bu Adiamat nag dafa bëgg am ay infrastructure sociale de base ngir mu mën a sukkaliku. Assane Ba di ko jaajëfal ñu di wax ci leneen xayma ginnaaw bi nga xam ne ndogal tukkee ni ci makkaanum njëriñ wàllum njaay meeg ñenn ñi ci njëgu jëfandiku yi di wàllum dund gi ak ni nga xamante ni bi yamale ñu njëg yi nag ndax lépp ngi doxee ni nga xam ne waaye seetuk l'islam daafe moo di am na ay jëfandiku yoo xamante ni bi ba nii njëg soppeekuwul waaye am na ñoo xam ne ci jaaykat nee nañu am na ay njëg yoo xamante ni bi soppeeku na gëstu bi dañ ko jëlu mu ngi ko amale ci jabu Gueule Tapée. yokkuteg njëg yi amul coppite ba léegi moo ne te kilifa yi jëloon nañ ay jéego ngir wàññi dund gi. bagage yi daal wàññiwul daal moom démb laa jënd sama butéel diwlin bi maa ngi ko jëndee 24 300 waaw te damaa wax ba sonn waa ji tëgg ma dessin dafa ne 24 500 ma jëndee ko 24 300 loolu laa jëndee butéel diwlin 20 litres saako ceeb bi ñu ngi koy jaayee gars ñu ngi koy jaayee ay 18 700 saako ceeb bi 50 kilos saako sukar bi mu ngi jar 30 500 wala ñeneen di ko jaay 30 500. muy situation boo xam ni aajuwul ci ñoom Mamadou Alpha di ñu xamal ni njëg yi amul coppite ci grossiste yi. waaw mais xam nga dañuy naan ne borom bitig yi ñooy yokk affaire yi fekkee borom bitig yi ci kaw la grossiste yi ñoo koy ñun dañu naan ne grossiste yi ak gis noonu la ñuy demee. ñenn ñi njëg yi nguur gi digle la ñuy jaayee. vraiment ñun ñoom li ñu sant moom ñu ngi koy def ñu ngi koy appliquer tam vraiment au niveau du marché de la Gueule Tapée. ci waxtaan wi ñu amaloon jagleel ko ci dund gi jëriñ bi ñu dënk njënd bi ak njaay mi fësal fa ni njëgu suukar diwlin ak ceeb dana wàññiku waaye ay bés gannaaw njëg yu bees yi ñenn ci ay commerçant soloowuñu ak moom ba léegi. Lamine Islam dafa ñu jóge ci jay yi wutale wax yi jamono ji nag napp neexul dara li ko waral di li nga xam te ne bi moo di nawet bi ñu nekkee waaye teexul nag ñi nga xam ne ñoo di nappkat yi seen bopp ubbu dëgg di ko ñu bëri njorte woon li ko waral moo di ñu ne ñu ngay bàyyi xel bu baax li nga xamante ne bi moo di xabaar yi tukkee ci jaww ji di wàllum météo donte nag mën naa indi ay jafe-jafe yenn say ci biir waax yi ñu dem ba Soumbédioune ànd ak ki nga xam ne moo di Pape Daouda Faye ak Seydina Mbaye. jamonoy nawet napp gi moom am ay jafe-jafe ci jamonoy taw yi ñu yëngu ci napp ji bokk ñu gis-gis jamonoy nawet bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Kébé dem géej ci jamonoy nawet
ma ngay aajo ci jaww ji bu ñu sukkandikoo ci moom mi la gilet sauvetage ma ngay wéy ba léegi di am ne ko bañ. nawet dafa nekk période boo xam ne bon da ngay dépendre si climat bi rek pour mën a dem géej mais am nga suñu borom mooy borom climat bi mooy borom jaame moom moo xool lu ko neex rek mu def ko lu mel ne tey jii man mi di wax ak yow personnellement man tey dama jëloon décision pour dem géej mais bu ma ñëwee bon climat bi favorable woon si man te effectivement ma dem mais man dama jël sama propre responsabilité man su ma ñëwee su ma xoolee climat bi arrangé wu ma wala kiiwul damay toog bu ñu dem aussi dinañ jël ay gilet dafa comme tout le monde quand même am na ñu koy jël am ñu koy bañ a jël. la ko suñu dara as jëy toog ci wetu gaalam di xool nappkat yi di débarquer moom mi ne dafa dem géej ci suba si gannaaw la jaww ji soppeeku li mu mel àndul woon ak benn yoon ak napp ji nappkat bi ma ngay rafetlu bu baax information yi jóge ci météo yi. nawet moom dafa nekk loo xam te neexul calcul la ba mu jeex parce que boo xool tey bu ñu fiy jógee ci suba temps baaxoon na mais bu ñuy ñëw ci bëccëg bi nii dafa amoon benn njaraw bu bëri ànd taw bi ci biir géej bi yenn gaal mën nañ cee def soog boo ci koy soxalee maara taal mooy yenn kaay yi ngay dégg ci géej gi tamit information météo yi muy daw parce que boo xool bii ñëw nii tàng bi tey ni ñu demee nii tey dafa lancement nii rek mais météo joxoon nañu comme samedi bi ak dimanche bi gars yi ñu ngi koy bàyyi xel bu baax. la ko soog dara Abdoul Wahab Diallo di xool na muy demee ci bile plage mareyeur bi mu ñëwee xamal ni jamono nawet bi dina gàllankoor seen i njaay bu baax. boo ñëwee ci géej gi bu tawee jën day gën a cher parce que bu ñu doon jaay 10 000 20 000 la ñuy mujj jaayee comprendre nga te ñi ngay jaayaat ci biti duñ mën a comprendre loolu comprendre nga géej gi moom saa bu tawee day xaw a metti jën day manqué parce que mool yi duñ dem géej quoi. moo tax day am ay difficulté yoo xam ne après day métti ci ñun daal ñun ñi nga xamante ne dañuy jëndaat ci gaal yi di dem di jaayaat. si jamono jooju moom nappkat yi ànd ak dal bu baax si jamonoy nawet ñoom ñu ne ñoom ñuy xamal ni taw bi nekkul la leen jaaxal waaye ngelaw gi moo leen di gën a jaaxal naam dinañu déglu information yi jëm ci jaww ji pour la wéyal seeni liggéey. Pape Daouda Ngor Faye ab la ñuy daal di wutali si soxna yi nga xam ne ñu ngi dund ak laago ngir li ko waral di daal yaatal yoonal gi nga xamante ne bi moo joyanti nekkinu askan wi li ñu bëgg nag si lel boobu di force ngir ñu daal di yaatal ñoom it taxawaay bi nga xam ne war nañ ko doxal ni yoonal li ñu bëgg moo di carnet yi nga xam ne jagleel lañ leen ko di carte d'identité de change mu daal di yaatu si képp koo xamante ne bi mu ngi dund ak laago moom di leen fàtte. fexe ba li nga xam ne mooy jëm ci wàllum aar ak yelleef ñi nga xam ne ñooy dundee laago doon na li nga xam ne ñi nekkee ci section féminine bu fédération nationale ñi nga xam ne ñooy dundee laago ci Sénégal jël nañ ko def seeni mbir ki nga xam ne moo jiite direction promotion ak protection ñi nga xam ne ñooy dundee laago di dellusiwaat ci tolluwaayu kuréel yi nga xam ne teg nañ ko ngir aar wayu laago yi. d'orientation sociale nag bu ñu koy wax daa bëri ay banxaas ay jumtukaay si biir jumtukaay yi bokk na ci lu ñuy woowee fonds d'appui aux personnes handicapées actuellement ay comité ñu ngi def liggéey bu mucc ayib pour fond boobu pour defal texte bi koy war a taxawal mais waaye tamit am na beneen jumtukaay si biir loi bi di carte égalité des chances xam ngeen ne carte égalité des chances jumtukaay la bu xarañ boo xamante ne day dimbali waylaago bi mu mën a jot ay àqam ak ay yelleefam tey Sénégal defar na 67 192 carte égalité des chances carte boobu nag bu ko waylaago bi amee dina mun a dimbaliku ci ay xeetu ndimbal yu am solo ndimbal yooyu am na ci li ñuy woowee la bourse de sécurité familiale tey am na 25 614 waylaago yu am carte égalité des chances yoo xam ne am nañu bourse de sécurité familiale waaye carte bi tamit boo ko amee mën nga si faju si statistique am na 24 728 waylaago yu am carte égalité des chances yoo xam ne ñu ngi faju à travers les mutuelles de santé dans le cadre de la couverture maladie universelle carte bi aussi dina la permettre nga accéder au réseau de transport ñu bëgg nag baral yeneen xeetu ndimbal yi nga xamante ne dañ ko tënk si carte bi suñu bëggee wéyal fépp fu mu doon li nga xam ne moo jëm ci wàllum protection sociale nit yi nga xam ne ñooy dundee laago fokk ñu tàggat leen ci wàllum xam-xam lu mu mel lu Oxfam xam. si ñun tamit da ngay gis ñoo xam ne xamuñu lu loi bi wax xamuñu aussi tamit ñu ne si biir convention donc tey moo waral tey activité bii pour gën leen koo mën a taataagal gën leen koo mën a daggatel pour ñu gën koo comprendre su ko defee ëllëg ñoom bu ñuy def plaidoyer si biir mbedd mi wala dara wala si kii dëkk yooyu ñu mën koo waxtaanee. ci ñaari fan dinañ tàggat ñi nga xam ne ñoo jiite ay waylaago yi ci lépp loo xam ne moo jëm ci dëgëral ak yelleef ñi nga xam ne ñooy dundee ab laago rawatina ci loi d'orientation sociale bi nga xam ne mu ngi jëm ci wàllum projet bi nga xam ne ñu ko tuddee initiative PCV
atum 2021 ak atum 2022. moom da leen fàtte ñu wax lu jëm si wàllum politique Touba Mbacké Pastef ñafa daan nañu daloon li nga xamante ni moo di seen bërëb ba ñuy defee seen ndaje di wàllum permanence forsa it ngeen ñu dellusiwaat si kuréel gu yees nga xam ne samp na si wàllum politique di Yewwi Askan Wi ñu ne ngëneel lay doon si askan wi ndax dina safar li nga xam ne moo di seen i jafe-jafe si kàddu yi ki nga xam ne moo di Babacar Sarr mi nga xam ne moo yor jokkaloo ko ñu teew lay kàddoom si micro Gora Ndack Lo. ku bëgg Yewwi Askan Wi ku gëm Yewwi Askan Wi doo génn ci coalition bi parce que li ma gis mooy coalition bi ñi ko composé ce sont des hommes de valeur ñoo xam ne seen intérêt personnel taxul ñuy dem li tax ñuy dem mooy intérêt Sénégal kenn koo xam ne nag sa intérêt personnel moo tax ngay dem doo mën a bokk ci coalition bi wala boo duggee di nga génnaat parce que dafa nekk coalition boo xamante ni ñi ko formé waxtaan nu ñuy pàccoo réew ba pare doog koo formé parce que coalition yi fi gis noonu la mooy ñi koy formé dañuy waxtaan après bu ñu faroo man ngay jox ambassadeur man ngay jox lii man ngay jox li ñu juboo formé coalition Yewwi Askan Wi loolu amu ci li ci am mooy dañuy xeex pour Sénégal mais pas pour suñu intérêt personnel léegi nit koo xam ne da nga say intérêt personnel doo fi mën a yàgg. des si wàllum politique ba léegi wutali nga ñeen Mamadou Diop Decroix mënoon fa tànki nemmeeku ànd jëf mi ne dañuy daal di jàppale ñi nga xamante ne bii ñoo di mouvement citoyen nga fa ngir seen candidat bi nga xam ne moom la ñu tànn si élection yi ñu dëkkmal daal di déglu si ngoon ak ñaar fukki fan ak ñaar si weeru janvier bi ñu dëkkmal si palu gox yi ñu dem ba Mbour fekk mu tagaakan. andi jëf amul candidat ci mairie bu Nguéniène bi moo tax muy jàppale candidature mouvement citoyen pour le développement de Nguéniène. gis naa fi équipe bu war a mën a yor mais loolu gis naa ko jàpp naa ne ñii su leen a Nguéniène falee dinañu mën a yor mairie bi yorin wu sell yorin wu set kon ñun dinañ leen jàppale pour ngeen mën a yor mairie bi gis naa itam ne ñu ngeen defee réunion bi ñor na ma parce que nit ñi dañ jóge ci ay village di ay responsable am ñu jóge ci biir village Nguéniène di ay responsable par quartier ngeen dajale leen fii. moom Mamadou Diop Decroix mu ngi ñaax militant yi nekk ci Sénégal ñu daal di ubbi waxtaan ak képp koo xamante ni gis nañu ne ku jub la te war naa mën a nekk ci bopp mairie yi. parce que fii ci Nguéniène am nañ fi ay étudiants mais amaguñu expérience pour mën a jiite mairie dama leen fu ngeen fekk lu mel noonu ngeen jiit ci la seet leen mouvement citoyen ba fa ne kilifa ba fa ne jàpp na ñii buñ leen dénkee suñu commune ñu doxal ko ñi ñu ko bëggee bu boobaa da ngeen di jàppale ñooñu parti bi def leen ci listam. profité na ci dëkkam bi dëkk Nguéniène daal de nag sargal bu baax a baax Ousmane Tanor Dieng. bokk ñu woon fu ñu féete ci politique wante dama nawal jikkoom ak taxawaayam du wax lu ëpp te it du nettali homme d'état dëgg la du ne mukk ba ma toogee diw mu ne ma nangam ma ne ko nangam. ñu bokk ci mouvement bi léegi amaguñu candidat waaye ba tey ñu ngi waxtaan ngir xool ku ñuy tànn pour maire bi. jaajëfal ko Mountaga Kane juróom-benneelu lal di forum panafricain bi jagleel wàllum migration di wàllum tukki gi daal nañ koy amal Sénégal wuutu ñi nga xam te ne bi ñoo di waa Égypte si njiital toog gi di wàllum présidence bi lal boobee nag jëriñ ñi nga xam ne moo yor wàllum Sénégal yi dund si biti réew di soxna Aïssata Tall Sall moo ko jiite woon dellusiwaat nañ ci li nga xam ne moo di jafe-jafe yi nga xam te ne bi way tukkikat yi ñu ngi koy jànkonteel benn bi moo di boddi konte boo xam ne xew si diggante ñaari réew yi nga xam te ne bi ñoo seq dem nga dikkalante gi waaye tamit yàgg wàll gi di feetalu gi ñu duppee terrorisme ndajale fekk woon na ko Abdourahmane Di. ci bés bi njëkku forum panafricain sur la migration ci la jëwriñ wu ñu dénk wàllum affaires étrangères xamle mbir wu ni mel Aïssata Tall Sall ngi xamle ni jafe-jafe bi gën a mag jëm ci wàllum migration moo di terrorisme ñaari mbir yoo nga xamante ni jege woon nañu loolu saa yu tukkikat gi jàmmaar loolee ak ay jafe-jafe ci yoonam. Le terrorisme n'est plus à considérer de façon singulière, bien au contraire. terrorisme daa doy waar ba nga xamante ni tey jii daa jegewoo loolu ak wàllum migration ay migrants yu bëri jàmmaarloo nañu ak mbir moomu ñu ci bëri ci ñoom ay mouvement terroriste wëlbati nañ seen bopp yi ba boole leen ci ñoom ci bu ñuy dem ci yenn dëkk yi rawatina bu ñuy dund yenn jafe-jafe. par des mouvements terroristes au cours de leur parcours migratoire. ci beneen wàllu wi Aïssata Tall Sall jàpp na ni taxawal ab politique woo nga xamante ni doomu réew mi dong la ñuy jox bopp ci wàllum xëy mi maanaam préférence nationale doon na li nga xamante ni indil na jafe-jafe migrants yi maanaam ñuy jugee seen dëkk ngir wutali ji dëkku jàmbur yi
lu mu ko méngalee sax moo di dàq képp ko nga xamante ni bokkul ci ñoom. dañuy bañ ko dugg seen réew dañuy bëgg di faral seen doomi réew di wàcc ñeneen ñi loolu yëpp tax na migrants yi buñ jógee seen réew dañoo am ay gàllankoor dañuy sonn ci yoon bi. muy yenn ci ay jafe-jafe yu mu yaakaar ni ay pexe dina ci juddu gannaaw ëngamloo bu ñu sumb tey jii te mu nar a def ñaari fan. te yaakaar ni président Macky Sall bi nga xam ni yàlla def na déwén mooy jël présidence en exercice Union africaine lii ñuy waxtaane Dakar bu soobee yàlla comme soxal na ko dina ko jël mu def ko yëfu boppam yóbbu ko Union africaine ndax ñu mën a def ay jéego yu mag a mag a mag ay jéego yu rëy ci mbirum migration. kenn mënul tere kenn mu tukki maanaam migration kenn mënu ko tere fexe kay xool nu ñu koy jaarale ci yoon loolu mooy mbir mi di gëm-gëmu jëwriñ bu ñu dénk wàllum affaires étrangères mu xamle ko niki ab tegtal balaa liggéey gi jëm ci wutum pexe yi ci wàllu woowu di buur tey jii ci fan bi njëkk bi daanaka Afrique bi yépp am nañu ku leen teewal. nga di wutali si pàcc bu mujj si bi la jotaay article de la semaine tey nag ñuy del si waat si li nga xam te ni moo xew si dëkk suñu naataango yi nga xam ne moo di Guinée Conakry ginnaaw foqatik nguur gi nga xam te ni am na ki nga xam ne moo di Alpha Condé dañu jële ko si loxoom ki nga xam ne moo di lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya jamono ji mooy takk der bi nga xam ne moom la ñu duppee homme fort jamono ji bu Conakry yëglekaay bi nga xam te ni bii moo di quotidien bind si aw xët woo xam te ni bii bàyyi nañ ko xel ayu bés bi yëpp mu ne li nga xam ne moo di variant alpha jeex na sa réewum Guinée loolee del si war na ci li nga xam te ni bii mooy ayu bés bi dañu tànn ni ko xët article de la semaine ñu ànd seeg Alaaji Malick Cissé. Alpha Condé yeewu gu metti la yeewu dimanche ci suba ci yeewu wuti ñu bett ko daaneel nguuram ku jiite li ni mel di lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya yéen kaay bi Le Quotidien fësal ci xëtam bu njëkk ni variant alpha jeex na. variant alpha bi xam nga boo Alpha Condé li mu nekk daal nguuru Alpha Condé kenn mënu doon wax ne non démocratie la woon pour ñun ñi nga xamante ne ñu ngi Sénégal Alpha Condé daa mel ni beneen jàngoro boo xamante ne daal Conakry boo xalaatee ne Guinée Conakry dafa bari ay problème jàngoro yu bari Ebola nga fa fièvre Marburg boole ci Covid-19 te Covid-19 dafa amoon ay variant alpha variant delta fu mu taw ne ci variant delta la ñu nekk donc ñun pour ñun dañu doon méngaloo alpha ak variant alpha boo xamante ne bon militaire soldat guinéen yi yóbbu nañ ko léegi bon pour ñu dem Alpha Condé nekkul ne démocratie dugg na Guinée Conakry pour ñu dañuy xool ne ñoom benn variant moo dem léegi dafa am beneen variant bu ñëw boo xamante ne kenn xamagul variant bi naka la war a dem. ban variant bu bees la Guinée war a am sama naataango jàpp ni alpha dafa dem ba ñi nga xamante ni ñun ñoo ko doon jàppale ñu doon doxalee am si woon benn yoon. li xew Conakry mun na xew feneen fépp fii ci Afrique de l'Ouest parce que ñun ñëpp benn problème bi la ñu am mooy problème institution ñun dañuy xalaat dañuy yaakaar ne non troisième mandat bi mu laajoon moo indi bi troisième mandat boobu lu mu wone mooy ne non président tey bu mun a taxaw jaxase constitution changer constitution bi def ko lu ko neex am beneen mandat li muy wone mooy ne non institution yu dëgër amu fii li ñu soxla ñun Afrique de l'Ouest ñun ñëpp li ñu soxla mooy institution yoo xamante ne benn nit mënul am doole di ko changer di def lu ko neex bu ñu amee loolu ay coup d'état ay instabilité ay émeute mënul fi amati te moom lañ am même Sénégal loolu la ñu bëgg
président boo xamante ne du mun a am doole du mun a am xalaat di changer constitution ngir am beneen mandat loolu mooy suñu problème. boobu le plus CEDEAO ak Union africaine di ko naqarlu bu baax a baax li di wane ni ñu ngi xaara ni mu nekk si ay jafe-jafe yu doy waar instabilité politique bi tamit kenn dem des. boo set ba set réew yoo xamante ne dafa am stable dafa am institution stable si suñu sous-région bi bariwul matul juróom ci boo xoolee réew CEDEAO CESP yi moo ci ne mais ñi nga xamante ne seen institution dafa am doole ñi nga xamante ne dañ def changement de régime alternance sans problème boo génne Sénégal ak Cap-Vert desetul lu bari moo di ne instabilité bi ba léegi ñu fi parce que institution yu am doole yu am solo amagul. bi le coup d'état ñëw si jamono ji nga xamante ni débat wu troisième mandat lëmbee na Afrique. ñun dañu gaaw a fàtte ñun troisième mandat bi ñuy wax Sénégal Ablaye Wade bi ñu laajte troisième mandat conseil constitutionnel mayoon naa ko sañ-sañ pour mu présenter Ablaye Wade demoon na ba deuxième tour. donc li ko yóbboon du troisième mandat boo seetlee du troisième mandat ko jëloon boo xoolee Alpha Condé bi ñuy wax troisième mandat Alpha Condé dafa changer constitution toog pour amaat troisième mandat li ko dal léegi du loo xamante ne ci mandat bi la jógee ñun dañ ba fàtte sax ne non Alpha Condé daa fi changer pour leneen moo ko fi jël troisième mandat boo xoolee Alassane Ouattara mi nekk Côte d'Ivoire troisième mandat ko fi teg mais déggoo fa coow ma ngi laal bant xamaguñu mais déggoo ne militaire encore menacé du question bi yëpp du affaire troisième mandat question bi mooy institution yoo xamante ne bu ñu amee assemblée nationale bu am doole bu ñu amee cour de justice boo xamante ne magistrat yi mun nañu bañ a mun nañu jël décision te appliqué ko bu ñu amee armée boo xamante ne daa xam place am ne non armée warul dugg ci politique problème du fi am ay troisième mandat ak quatrième mandat yaakaaruma ne loolu. Alpha Condé dem ba nekk Alpha bu Guinée su ko ñu créé si suñu naataango bi nekk si journal Le Quotidien ci contexte bi ñu nekk nii di contexte Covid-19 boobu le variant dafa bàyyi Delta Doumbia doxal. variant Alpha jeex na sa nekk xibaar yi jeex na fii si Ndakaaru mbokk yi doon teewlu lii la ñuy indoon si bi la jataay beneen jataay 19h45 la doon si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Osama Monique Sagna xibaar yi di wéyandi si www.emedia.sn jërë ngeen jëf.